juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg ñun xibaari wolof yi ci yaatal Makumba Bey. sëriñu daara bi ñu ni moo faat taalibe ba woon Louga demoon na tribunal waaye des koo dëpp mu dellu commissariat am ndaje nag subaak taskatu xibaar yi ca daara ja nga xam ne fa la mbir mi xew woon. ñetti mool yi sumba jun yi des géej marine nationale mi ngi seet waaye ba tey gisagul dara. woto yi Macky Sall ni jënd gi des na ko xoolaat wàññi ko bu baax a baax moo tax tey jii nag ñu jox kàddu yi ñi mu nangu woon seen i woto ba muy doog a falu ci atum 2012 di chef de village yi ñu ni tey jii lañ ko gën a soxla ci ñi ngi koy xaar moo leen digoon ni dina leen ko delloo. porub Ndayane bi ñu war a tabax am ñu ni woon nag junni milliards la ñu ko war a defee ba marché bi jàll na ministre bi weddi na ko tontuwaale ñi ni woon nag bëgg nañ ñu wàññi suuf si nga xam ne ci lañ ko war a tabax muy 1200 hectares ndax dafa ëpp. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram ñaar fukki fan ci weeru août atum 2021 ci la ñuy daloo stade olympique bu Diamniadio ñaar fukki junniy ouvrier ak juróom ñoo ci fas yéene liggéey diiru fukki weer ak juróom-ñaar tey la woon pose première pierre bi. gan gi Khady Ndiaye Kébé chef unité environnementale et sociale bu BRT bus rapide transit gan ña nekk ca rond point Liberté 6 la ni nag bu nu yeboo waaj subaak jàmm dinañu fa jóge retour de parquet dem ca procureur wàññee ko fa delluwaat ca commissariat ba moom la ñu def tey ji nag Abdou Latif Cissé mooy sëriñ daara bi ñu jiiñ ñi moom moo dóor yu metti ba mu jógee ci gaañu kii di Abiboulaye Camara subaak jàmm nag am ndajeek taskatu xibaar yi war a am foofee nag ca daara ja nga xamante ne nii fa la jëye ji ñuy wax ni fa la amee woon na tax am ñoo xamante ne nii coow lii ak yeneen ñu yone li nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu daara muy ca diwaanu Gueule Tapée ak Fass ak Colobane ndax gox ba yëpp nee nañu ñaar fukk ak benn ci ay dong rek ñoom ñoo fa yelwaan te kat war nañoo mat ñaar fukk ak benn ci ay daara 272 taalibe ana loolu nan lañ def ba daal di koy réussir programme la ñu sos diirub ñetti at boo xamante ne nii dañ ko ciy xeex maire yi di leen jàppale ak ay ndey daara leeral yak Abdoulaye Diop. ci xeex bi ñuy xeex yalwaanub taalibe yi bokk moomeel bu Gueule Tapée Fass Colobane def na si ay jéego yu am solo suñu sukkandikoo ci Ousmane Ndoye di maire ba. ba tey jii mën nañu wax ne ci juróomi at yi nga xam ne def nañ yëf yi li ñu am ci ay daara ñaar fukk ak benn la li ñu am ci ay ndongo daara jegeñ na 300 mais tey ñi nga xam ne ñooy yalwaan matuñu 30 te ñooñu ñun ñoo leen di encadré ñun ñoo leen di parce que ci njàng mi la bokk doo gisee ci gox bi fii ñuy yalwaan dëkkuñu fii dañuy wàcc fajar ci marché Colobane. yeesalaat daara yooyee tàggat ñi nga xamante ni ñoo fay jàngi bokk na ci itamit li wàññi bu baax boobu lépp yalwaan. dañuy jàppale jàngalekatu alxuraan bi defaral ko bërëbam ba mu jekk di leen jàppale ci dund di leen jàppale ku feebar ñu faj la xale yi ñu leen jàngal tubaab di leen jàngal calculer ñi nga xam ne am nañu benn at bi bu ñu leen jàngalee calculer bu samedi wala ajuma ci ngoon ñu yóbbu leen ci atelier yi ñee ngay jàng menuiserie yi ñee ngay jàng maçon. ca beneen wàll ba kuréel gi ëmb ndeyu daara yi di ñaawlu ñaawteef yi ñu tekk taalibe yi jamono ji Ndeye Abibatou Mbeng mooy njiit la. wax dëgg yàlla day metti suñu xol dafay metti suñu xol lool cas yu mel noonu dafay metti suñu xol te ñun bu doon suñu sago commune yëpp def noonu moo tax ñu invité commune yi def ñu ñun région yi def ñu ñun Sénégal yëpp loolu moom jaadu ndax jàngale ak dóor bokkul ñun yooyu yëpp ñu ngi koy xeex ñun suñu ndong ñun li ñu wax suñu sëriñ daara ñu nga ne toog duñ dóore dañ leen ko tere ñun moo tax ñu invité commune yi def comme ñun bu yàggee mu jeex bu yàggee la gën a jeex. ay don yu ci mel ni basang matelas ki satala daal dinañu koy may daara yi féete ci bokk moomeel boobee li ko tax a jug rek gën a ñoŋal seenu pëndundin. RFM rajo askan wi. ñetti mool yi demoon géej Soumbédioune te ba léegi ñu leen di wër gisaguñu leen tax na nag waa marine daal di def ay plongée ruuru ci biir géej gi ak ay patrouille yoo xamante ne nii ñooy daw xooli barab ba nga xamante ne nii fa la ñu yaakaar ni mën na am fa la ñu nekk waaye boobee ba léegi gisaguñu dara ci xibaar yi nga xam ni am nañ ko ci wàllu napp gi ki ko yilif meeru Plateau Aliou Ndoye ministre de la pêche moom ma nga woon ca diwaanu Mbour foofee nag la waxee ni 1200 hectares yi nga xam ne nag am na ñu doon kaas ni dafa yaatu lool ci port kese mu ni du doon port kese ndax day am ay zone économique ci la waxee itam contrat bi ñu ni signé nañ ko ba noppi junniy milliards lay doon kenn signé gu ko ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. wax ni port de Ndayane liñ ciy wax bëri na waaye ña ca xam lu bëri amaana dañ leen di wër. Sénégal signéegul fi mu ne nii ak kenn concession port de Ndayane ci waxtaan la ñu ne projet la wax ñu ciy waxtaan ñu yàkkamti ko nag parce que damaa bëgg ngeen jàpp leen boo gisee lu tax Sénégal yàkkamti def port boobu mooy tey portu Ndakaaru xat na xataay boo xam ne bu ñu indiwul léegi ay saafara yeneen port yi ñu wër ñoo nar a jël commerce bi yëpp te nag économie Sénégal
90% bi mu ngi jaaree ci port de Dakar port de Ndayane bu ëllëgee dana doon port bi gën a rëy quasiment ci côte bi loolu jar naa tiitaro dafa laaj nag ay investissement yu rëy yoo xam ne Sénégal da ciy wut li ñuy wax ay partenaires stratégiques partenaires techniques pour réaliser kon kàddu gi foofu la toll fi mu ne nii li ci des yëpp ay xam naa ne ay léeboon bi pël la ngeen baal ma ci affaire bi waaye lañ ci xam bëriwul ña ñu ciy waxtaanee te ñu tudd leen ci fan yi passé ci ay journaux suba la ñu yegg si Dakar pour ñu tàmbali continuer suñu waxtaan kon xam nga ni yàkkamti baaxul ci yéen ñi bon tudd nga ko sànq ne nga 1200 nee naa la foofu la yem fi ñu toll nii ci la ñu laaj waaye projet port bu mel noonu ñun suñu ambition bëgg nañ mu am lu ñuy wax benn zone économique spéciale bu ci nekk parce que loolu da ngay projet boo def ay investissement yu ni day nga yemale ko ci 10 ans wala 15 ans da ngay projeté sa bopp ne nan laay fexe ba raw ci sous région bi fii ak juróom fukki at wala téeméeri at loolu mooy wax ji. mu nekkoon ministre bi ca ndaje ma la ñuy des ba léegi nde foofee la xamle ni lu toll ci juróom-benn milliard Sénégal séq na ko ak Japon ngir mu war koo tabaxal ay quai de pêche Abdourahmane Diallo. bi ñu jàkkaarloo ak jëwriñ bi yor wàllum napp gi ñuy yëngu ci wàllum napp gi nekkee ci région wu Thiès daal di wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci jamono jooju sax la Aliou Ndoye daal di yëgle ay projets yu bees yu ñu jagleel Petite Côte bi. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le Sénégal et le Japon ont signé. Sénégal ak Japon dañu xaatim benn don bu toll ak juróom-benn milliard ak téeméeri million ngir ñu amal beneen quai de pêche ci Mbour ak Joal. Pour l'aménagement de nouveaux quais à Mbour et à Joal. muy yokk di xamle ni kilifa yi dinañu dimbale nappkat yi nga xam ni dañ yàqule woon ginnaaw lakk-lakk bi nga xam ni amoon na ci quai de pêche bi. état bi jot nañu enquête bi maanaam police def na enquête am ci wàllu woowu danañ xool ñun en tant que département. nan la ñu mën a def pour nekk suñu wetu acteur. du dëgg loolu nag man du ngeen ma bàyyi ba tant que fas yéene ma ne nangam la ba ñu d'accord ci du ma ko ŋàng fii. jëwriñ bi yor wàllum napp gi nag di xamle ni Mbour taxawaay gu am solo la am ci mbirum napp gi. région wu Thiès am na lu toll ak ñetti junni ak juróomi téeméeru gaal li ni mel sax a tax lu jege juróom-ñaari téeméeru junni tonnes ci jën ak xeet gi ni mel am nañ ko buñ ko xaymaa ci koppar ëpp na juróom-ñaari fukk ak juróom-ñetti milliards jën yu jot a transformé tamit toll na ak fukk ak juróom-ñetti junni tonnes buñ ko xaymaa ci koppar mat na fukki milliards. ñii di yëngu ci wàllum napp gi nag di am yaakaar ci seeni jëwrin ñu jàpp ni rek seeni mbébét yi nga xam ne wax nañ ko Aliou Ndoye dina def kémtalaayu kàttanam ba saafaral ko. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. ñu jóge ci napp gi wax ci mbay mi ñaari téeméeri milliards la ñu jàpp ni moom mooy doy ngir agropole ba ñu bëgg nag ca diwaanu Kaffrine mu mën a sotti loolu nag di objectif mébét mi nga xamante ne ni wàllu transformation des na ko ci mën a am muy 30% ñu daal di koy yokk bu baax a baax ndax suufe na lool fi mu ne nii ci li ñuy bay bu dee ci Afrique du Sud réew mu ñu méngaleeg Sénégal ñoom ñu ngi ci 97%. Alaaji Jili Mbay mooy coordonnateur projet bi ñu déglu ko ci micro Omar Ndiaye. donc agropole yi dañoo taxaw seetlu boo xam ne dañ ne Sénégal agriculture dafay am solo lool parce que daanaka téeméeri nit yoo jël lu ëpp juróom fukk ak juróom-ñett yi ñu ngi yëngu ci wàllum agriculture mais gis ne agriculture boobu potentiel yi mu am Sénégal jariñoo ko trop maanaam boo liggéeyee ba bay ba pare li nga ko war a soppee pour nit ñi jariñoo ko Sénégal daf cee xaw a sooxe ñu ne donc agriculture boobu dañuy fexe ba lënkale agriculture ak industrie ñuy def li ñuy wax transformation agro-industrielle fexe ba nga xam ne li ñuy bay ci réew mi wala produit yi nga xam ne am nañ ko réew mi muy produit forestier non ligneux wala yi ñuy bay céréales yeeg et cetera ñu mën koo transformer ci réew mi ba nga xam ne non seulement marché bi Sénégal dootul dem di jéggaani projet agropole boobu danañ ko taxawal mu soppi xarkanami région yi ñu jàpp ne projet agropole sud bi nga xam ne ñetti région kese la toll na ci téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk agropole bi nga xam ne ñeenti région la dana toll noonu wala mu ëpp ko donc danañ jàpp ci téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk jàpp ñaari téeméeri milliards pour mën a taxawal agropole sax. Saalum googee la ñuy des ba léegi nde la fa ëpp doole ca li ñuy bay mooy gerte opérateurs yi nag am na ci ñoo xam ni ba fi mu ne nii ñu ngi jënd gerte gi di ko denc di xaar gouvernement bi bu yëkkatee suspension bi gerte gi mën a tee dem Chine ñu tàmbalee exporté waat loolee Ibrahima Badiane moom moo ko wax ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé moom mi nga xam ni mooy président fédération des paysans du bassin arachidier. waaw li may doon se mooy yéen ñëpp yëg ngeen ne ministre dafa am benn arrêté bu mu génnee woon wone ne dañuy dakkal gerte gi dem bitim réew pour sécuriser jiw bi maanaam aar jiw bi pour aussi sécuriser industrie locaux yi mooy usines yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi loolu ñu àndoon ci li taxoon ñu ànd ci mooy Sonacos bu fekkoon dafa yemoon ci 210 rek ñun duñ ko jaay waaye nangu woon na nag fekk ci gan yooyu boo yéegoon 300 francs kon comme nangu woon na ñun ñu d'accordoon ne loolu yoon la ndax
ay partenaires lañ yoo xam ne yàgg nañoo ak ñun kon buñ ñu fekk see ci la ñu bëgg ñun aussi war nañ fexe jàppale leen ñu rafetlu ko lool waaye ci gannaaw ñu gis ne arrêté boobu am na ñu ko respecté wul ndax boo demee Sangil boo demee Taïba Niassène feneen foo dem kenn jëndatul gerte waaye tey boo demee booru Kahone dem booru Kaffrine ba léegi opérateur étranger yaa ngi jënd gerte te fa ñu sukkandeku mooy ci ay fan yu néew ministre bu ñëwee dina leen signé kat boo xam ne moom la ñuy yóbboo gerte gi kon nag réew mi mënul am kumba am ndey ak kumba amul ndey bu ñuy tere nañ tere ñëpp te it bu ñuy sécuriser nañu sécuriser bu ñu sécuriser ci wax rek dañuy sécuriser Sonacos ak jiw am ñuy jënd di yóbbu loolu mënuñ cee ànd kon nañ ko arrêter tout simplement. mu nekkoon Ibrahima Badiane fukki minute ak benn moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. OMVS tey jii ministre Serigne Mbaye Thiam demoon seeti leen ca seen makkaan fii ci Colobane ci Ndakaaru moom ministre de l'eau et de l'assainissement président conseil des ministres en charge de l'eau ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo ci bokk nag foofee wax na ni am na ay jéego yoo xamante ne ni Sénégal ak ñi mu ko seqal ñu ngi koy def ci fleuve Sénégal ngir nag am ay projet yoo xam ne bu ci mel ni barrage yu Gourbassi ca Mali ak ndox mi nekk ci Falémé bi ñu seet nu ñuy def ba aménagement yi mën a tax nag nit ñi gën koo jëriñoo ak barrage hydroélectrique bu Koukoutamba ca Guinée Serigne Mbaye Thiam ñu déglu ko ci micro Koumba Sandiane Faye. ay réew suñu seqee dex wala sekk ndox mën nañ koo indi mu jur jàmm ci ñoom jur yokkute ci seen koom-koom te organisation bi jur na jàmm ci diggante ñeenti réew yi jur na yokkute ci mbirum courant bi ñuy am jur na yokkute ci li nga xam ne moom lay jur tamit ci ndox mu muy indi pour seen mbay mi jëm kanam mu des benn ñetteelu pàcc boo xam ne bii ñaari weer ci ginnaaw wala ñetti weer ci ginnaaw signé nañu contrat bi fii ci Dakar mooy ñu def ba nga xam ne ni bateau yi daan jógee Ndar di aw ci dex gi ba yegg Mali mu ñuy wax ñu koy wax volet navigation loolu tamit mu am suñ ko defee ba pare benn barrage bu ñu war a def fële aussi Gourbassi ci Mali ci Falémé mu nekk barrage boo xam ne bi suñ ko réaliser moom tamit dana jur lu rëy ci bateau yi mën a aw ci fleuve Sénégal mais en même temps dana permettre ñu gën a taxaw ci ndox bi nga xam ne moom la ñuy soxla pour mbay mi beneen projet bi am importance aussi ñu war cee taxaw mooy bële ñuy wax Koutamba ci Guinée mu nekk projet bu am solo ci solidarité bi war a am diggante ak jàppalante bi war a am diggante réew yi nga xam ne ñoo nekk OMVS li nga xam ne moom la suñu njiiti réew yu bëgg ci organisation bi ñu mën koo matal. maa ngi leen ko doon junj ci biir bopp xibaar yi président de la république dogal bi mu jël démb conseil des ministres mooy oto yi ni ñu koy jënde ci biir administration yi ñu wàññi ko bu baax a baax ndax xaalis bu bëree nga ci yàqu loolee tax nag ñi mu njëkkoon a nangu seeni oto ba muy doog a falu moom Macky Sall ci atum 2012 di chef de village yi ñooñee nag ñu laaj leen ba xam lan njëriñ la leen amaloon oto yooyee ak gannaaw bi itam nan la ñu débrouillé woo ñu ne ba léegi ñi ngi rafet njort ci ni dinañ jotaat seeni oto nde tey lañ ko gën a yaakaar te njiitu réew mi jigoon na leen ko Salif Sow. oto yi moom amaloon na ci chef de village yu njëriñ bu baax a baax. woto yoo xamante ni dañ leen nangu sa ñoom atum 2012 ndaka mu jot ci boppu réew mi lee président Macky Sall jël na ndaamar yi nga xamante ni moom lañ joxoon chef de village yëpp jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon wàllum kaaraange gi di police ak gendarmerie yu nu mel. li mu woto yile tolloon nañu ci juróom-ñaari téeméeri L200 moonte ak amoon njariñ te am solo ci gis-gisu ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Faye jiite képp kuy chef de village te nekkee ci biir Sénégal. chef de village bés bu nekk dañ koy woo ne demal fii population yi mu administré am ay soxla bés bu nekk te amul oto bu muy doxee fi mu nekk nii man en tant que président national des chefs de village bu may déplacé wu de mon village Faoy pour aller répondre au sous-préfet de Fimela damay obligé jël Jakarta le minimum dinaa dépenser 5000 francs ci suma poche chef de village yi ñii di jël ay charrette ñii di jël ay Jakarta. looloo waral ba ñu waxoon président de la république ne leen delloowaat loto yooyu yile moonte loolu moom Macky Sall waxoon na leen sax waaw atum 2017 ca avril ba muy wax ak askan wi ne woon ne leen dina leen jox oto tegal leen ci sax weer wu nekk ñu dàmp leen dara ñetti at ginnaaw gi chef de village yi ba léegi ñu ngi topp seen ginnaaw woto yooyu yële di daw mënuñ cee jot. Mamadou Faye chef de village bu Fawoon arrondissement bu Fimela la nekk département bu Fatick. ñun dañu woote di daje di def ay doléances di ko jooytu fu ne dañu dégg ne le président Macky Sall dana jàppale chef de village yi dellu leen seen indemnité dellu leen seen oto yi mais nag ñuy xaar parce que pour dox dara lu dul rek être au service des populations. seeni poste kon la ñuy làmb ngir liggéeyal réew mile ñoom chef de village yile seenu lim buñ koy xayma jamono ji nee ñu ëpp nañu fanweer ak juróom-ñaari junni ci Sénégal gépp.
nekkoon Salif Sow maire Faoy ca diwaanu Fatick la ñu daal di wax ci wàllu kaaraange gi ak gendarmerie ci bëj saalumu réew mi nag seen kilifa di général Jean-Baptiste Tine foofee la toll nag ñoom seen i mébét daanaka liñ leen koy yegge fi bëri na lool mooy cong yi nga xamante ne nii nit ñi yori ngànnaay daal di koy cong ay woto wala criminalité simple wala càccum jur gi nga xamante ne nii bëri na fa lool ak garab gi ñuy dagg loolee la ni daal na doon seeni farata te ñu fexe ba xett li ci askan wi bu baax a baax Lamine Ba. njiital gendarmerie nationale moo ngi yoon ci Ziguinchor ñëwoon fi nemmeeku liggéey ñi nga xam ne ñoom la yilifa ci ay kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko xamal ne leen ni bokk na ci li ko gën a soxal mooy fexe ba xeex lépp li nga xam ne jëm na ci wàllu criminalité général Jean-Baptiste Tine ne nag li mu bëgg mooy ñu gën a farlu ci wàllu woowulee. ma gërëm leen sant leen ñoom ñëpp te di leen gën a woo yokk seen taxawaay def liggéey bi ñu leen sant xeex crime yi xeex délit yi xeex infraction yi vraiment di aar population bi aar askan wi yokk naa ci orientation yi ma leen jox digal yi ma leen jox mooy ñu gën a yokk encore seen taxawaay ci xeex trafic de bois bi xeex bant bi ñuy sàcc ci àll bi xeex jur gi ñuy sàcc comme autorité ni ñu koy laajee gën a yokk seen taxawaay ci domaine boobu. taskatu xibaar yi nag laaj ko ci crime yu bëri nga xam ne nemmeeku nañ ko ci région bu Ziguinchor te gendarmerie yor l'enquête bi ba léegi xamaguñ ki lu bëri ki nga xam ne moo di général Jean-Baptiste Tine dalal na xel yi. enquête nag dafa nekk lu doy waar enquête mën na gudd mën na gàtt parce que dafa am yu ñuy wut yoo xam ne yu ñuy dajale li ñuy wax ay preuve yoo xam ne mënoo xam kañ ngay dajale lépp ba nga mën a ba nga mën ko jébbal yoon enquête boo ngeen gis ne waxaguñ ci dara dafa fekk pareegul mais gaa yaa ngi ciy liggéey bés bu sottee di ngeen ko yëg parce que dañ koy jébbal après juge yi après yóbbu leen devant ci tribunaux yi àtteel. ci li jëm ci wàllu l'enquête bi nga xam ne jëm na ci faatu addu Elinkine Diatta général Jean-Baptiste Tine ne mënu ci addu ndaxte li nga xam ne nag moo di secret l'enquête bi moo ko tënk Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Adtons ab entreprise de téléphonie la. waaye nag seen njiit moo masoon a seetaan benn film gis nag ay sénégalais di mucc ci ay charrette yoo xamante ne nii mu metti ko lool mu daal leen di bëgg xeet li nag looloo tax mu wut ay tricycle xeetu jakarta la yoo xam ni ca gannaaw ñaari pono lay am ku yeggati ci matu ñu daal la ci teg daw ak yow loolee nag ñu ne dañ leen koy séddale te gratuitement lay doon Tony Diamanka moo leen toogal fii ñoom waa Adtons ci Ndakaaru ñu teewlu ko ci. dañoo am mbébét actuellement li ñu bëggoon mooy fexe ba jigéen dootul amati doom ci kaw charrette li ñu bëggoon mooy fexe ba am ay tricycle ambulance yoo xamee ne nii tey jigéen ñi bu ñuy wasin dinañ mën a au moins am loo xam ne mën na leen yóbbu au moins ba ci hôpital bi gën a jege mais da ngay nekk à 7 kilomètres benn hôpital mais mënoo fexe ba accès parce que nawet na wala parce que yoon bi baaxul wala nangam ak nangam ba mujj nga bëggoon jur doom ba faf nga mujj ci loru daal. loolu ñaata ngeen ci fas yéene joxe wala xamagu leen ko wala budget bi nu mu toll. waaw fi mu nekk nii budgétisé guñu ko mënuñu leen wax naan nangam la mais projet bi ci biir li ñu bëgg mooy vraiment après ñu xool déjà fan mooy premier secours yi fan la ñu war a njëkk a dem. ñu ne ok fi mu nekk nii kat gis nañu Casamance bu tawee nangam gis nañu ne village yi amuñu accès sax pour dem hôpital régional bi gën a jege bu ñu fa jógee ñu jéem a xool itamit parce que il faut que mu rationnel ñu jéem a xool itamit ñeneen ñi nga xamee ne nii tey ñoom ñooy topp ci rang bi mun nañ nekk ñoo xam ne ñoo gën a jege Dakar ñi gën a nekk Kayoor xam nga lu ma ñi ne gën a nekk Fuuta nànk-nànk ba ñu mën a couvrir Sénégal bi yëpp loolu mooy mbébét bi li ne si tàggat yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba Bey. ñu di ko tàmbaleek liggéeyu stade bi xeeru njëkk yu président de la république doon ko teg tey jii. 250 junni ci ay doomi aadama ay ouvrier ñoom ñoo fay liggéey def lépp nag ngir boobu la jumtukaay ñu mën ko joxe fileeg fukki weer ak juróom-ñaar loolee la njiitu réew mi bëgg moom la xamle tey jii ca Diamniadio ba muy teg xeer wu njëkk woowule mu ne nag liggéey yooyee bu noppee fileeg ñaar fukki fan ci weeru août ci 2021 moom Macky Sall bëgg na ñu jébbale boobu le stade Abdou Diouf Diagne. stade bi nga xam ne la ca fas yéene nekk ci ay toogu toll na ci fukki junni dina am système boo xam ne ndoxu boppam ak courant boppam lay yor am na ay terrain entraînement ak piste boo xam ne ñiy def athlète ñoom ñoo cay nekk liggéey bi nag fas na yéene jeex ci weeru août atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall. J'ai eu un déjeuner à l'Inde. ci benn waxtaan boo xam ne dama ko doon def ak président FIFA loolu ca coupe du monde ba la ma gis stade bi nga xam ne moo nekk Pologne ma ne ko man de stade bu mel nii laa bëgg mu daan may wax njëg nag seer na lool waaye man jàpp
naa la njëg gu seer wurta tax suñuy ndaw ak ñi yëngu ci wàllu tàggat yaram duñu am ay jumtukaay yu rafet kon nag maa ngi leen di jox dig daje ci weeru août atum 2021 ngir ñu mën a daloo stade bile. 21 pour l'inauguration. tabaxu bërëb boobule nag liggéeykat yu bëri dana leen ca soxla bu ñu sukkandikoo ci Salim Moura moom mooy directeur bu entreprise turque bii di Zuma muy xam ne sax war nañoo toll 2,5 téeméeri ouvrier ci yéene boole lu tolloog 2,5 téeméer ay ouvrier dinañ am nag ay ñoo xam ne ay sénégalais ñu war a liggéeyandoo ak ñoom ak ay fournisseurs yoo xam ne lépp lu ñu soxla tamit te ñooñu koy jox te ay sénégalais la ñuy doon fas kool boo xam ne dañ ciy tàggat sénégalais yi gis naa ne daal njëriñ bu bëri la mën a amal réew mi stade boobu nga xam ne ci fukki weer ak juróom-ñaar lañ ko fas yéene liggéey war na mën a tax nag Sénégal organiser Coupe d'Afrique fii ak ñeenti at di bëgg-bëgg njiitu réew mi maa ngi wax nag ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram mu liggéeyandoo ak waa fédération bi ndax fii ak ñeenti at Sénégal war na daal di mën a dalal Coupe d'Afrique ndax jumtuwaay yépp jamono ji mu ngi fi beneen bëgg-bëgg boo xam ne Macky Sall daal na koy xamale indi ay réforme ci wàllu tàggat yaram gi ñu amal ci école yi ak ci université yi muy xam ne loolu rek moo mën a tax Sénégal mën a am ay champion RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou di sàkk ñu gàggante ko kon du 20 junni ak juróom ci ay liggéeykat waaye 2 junni ak juróomi téeméer lay doon ndebu doon 20 junni ak juróom bu ku ne daggee pie buñ noppee tuutee ci te stade bi fees. maa la ko wax ci wàllu Ligue Europa jàppale ne Shakhtar Donetsk moom dafa daan Benfica 2-1 Manchester United ak Cluj bu Club Bruges bi nga xam ne foofee la Crépin Diatta di football ñoom dañoo témboo ku nekk benn bal nga dugal sa kangi morom Inter de Milan moom moo dem ci Ludogorets daal leen 2-0 Sporting Portugal noonu la def dafa dalal waa Istanbul Başakşehir noppi daan leen 3-1 Francfort noonu la def seen digganteeg Salzbourg 4-1 Getafe 2 Amsterdam 0 boobu bokk na ci mbetteel yi Cluj ak Séville dañoo nul 1-1 Celtic Glasgow ak Copenhague dañoo nul yeneen jongante yi ñu ngi wéy jamono ji diggante Arsenal ak Olympiakos kenn dugalul sa morom dara Olympiakos nag Pape Abou Cissé mu ngi ci banc bi waaye gune gu tudd Ousseynou Ba mu ngi ci biir ñuy xaarandi ba xam ni ban comportement lay am ci boobule jongante yeneen jongante yi ñu ngi daw fi lekk 22h ñu indi leen xibaar yi gën a wér ci yooyu les résultats. tournoi qualificatif olympique ci wàllu boxe tàmbali na tey jii ci Sénégal. waaye na mu dooree day neexul ci doomu Sénégal yi ndax Mamadou Ndiaye moom dañ ko duma doomu Angola moom moo ko daan Daniel Eduardo Zola keneen koo xam ne itam doomu réew mi la di Pape Mamadou Sow moom mujjul bokk ca yëf ya ndax dafa am jafe-jafe ci wàllu kayit soo da ci am. Sénégal amul ndortal gu rafet jëm ci tekkiyo yi Pape Mamadou Ndiaye mi bokk ci catégorie 69-75 kilos yi nag dañ ko daal di éliminer ci préliminaire yi naam metti na ko waaye teewul muy encouragé naataangoom yi. ma ñëw ñàkk sama combat te maa nekkoon favori sénégalais yi dañu moon sax bu fekkee benn médaille la ñu am man lay doon barke sëñ Touba loolu lañ wax ma ñëw ñàkk ma xam ne loolu ci man du ci keneen xëy na ñàkk naa peut-être ndax dama jël benn coup boo xamante daf ma pénaliser ci premier round bi ñu compter ma ay compte xëy na loolu moo wàññi samay point su ma ne woon damay indi ndam li pour motiver sama yeneen gars yi ma nekkal mais ma ñëw ñàkkit bu tax ñoom ñu découragé maa leen di ñaanal. Daniel Eduardo Zola nag moo di angolais bi ko génnee ci ring bi. fu sori laa jóge te wane naa ko c'est vrai que sama adversaire bi moom tam liggéeyoon na ñëpp seet nañ ñi ci combat bi man maa ko ci gën a taxaw man nag waruma woon ñàkk waaye damay nangu ndogal. bu dee Pape Mamadou Ndiaye moom jot na jongante ba ñu éliminé ko Pape Mamadou Sow moom tàngal yaram wi sax àggu ca ne dafa disqualifié. amoon naa confiance totale ci man wallahi azim et je savais que sama combat woon dinaa qualifié ci vice président bi la kan parce que dafa ma woo téléphone ci hôtel bi ne ma ne pour mu indi ko sama licence mu jël 5 licence jox ko waa CIO après CIO ne ni licence yi nekkuñu en jour mu fàtte sama licence ci saagam après mu woo ma téléphone di ma laaj sama licence mais sama licence jox naa la ko bu mu gisee licence bi bu ñëwee après ñoom ñu leen boucler leen inscription yi parce que inchallah am na beneen deuxième sens Paris bi je demande tous les autorités ñu jàppale ma ci. fukk ak benn combat nag moo amoon ci programme première journée bi niki aljuma ji nag beneen sénégalais dina yéegat ci ring bi mu di Matar Somb. Soda Thiam tekkiyo boobu nag dafay wéy comme ni nga ko waxee door na tey ji ca Dakar Arena ñi nga xam ne nag ñoo tëgg yëf yi di waa Sénégal comité olympique bi Mamadou Diagne Ndiaye Ibrahima Wade nee nañu daal ni yëf yi doxee nii neex na leen te dalal na seen xel ci JOJ yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ci atum 2022. ñu daal di wax ci wàllu judo ak championnat national bi waaj a tàmbali.
bindu bi mu ngi wéy ba léegi ci wàllu club yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg seeni ña fay daal di jongante daal di bokk ci boobule jongante kon combattant yi daanaka ñu ngi toll ci 73 jamono ji ñu jot a bindu bàyyi ko ci fukk ak ñeent ci ay club ñu ngi waaj taayit bi nag waaye lépp lu jëm ci wàllu technique bi daanaka noppi na suñu sukkandikoo ci Ali Bodian mi secrétaire permanent bu fédération bu judo moom la ñuy jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak lu xarala foofee ca fédération ba ñu déglu ko. fii nii ñu toll maa ngi enregistré maanaam ñu nar a bokk ci championnat Sénégal club par club ñoom ñëpp dañoo yónnee seen engagement fii jaarale ko ci directeur sportif yi moom mu envoyé ma ko ma nekk di def enregistrement bi donc depuis démb normalement la ñu clôturer mais comme règle bu nekk am na exception am nañu dëkk ba Saint-Louis bien vrai que technologie baa ñu fi mais problème sport la dañuy permettre ñëpp ñu bokk dina am ñuy ñëw suba indi seen engagement wala tey ci guddi ñuy yónnee seen engagement mais dañuy continuer di jël di leen di enregistrer bon club yi ci des suñu mën a enregistrer bëriwul mais club yi ma enregistré yëpp am nañu fu mu toll nii 14 clubs yu nar a bokk championnat du Sénégal 52 yi ay góor lañu 21 yi mooy jigéen total bi mu nekk 73 pour l'instant ñoom la ñu inscrire dimanche bi mooy équipe boo xam ne ni dafa jaxasoo dina am ñetti góor ak ñetti jigéen donc loolu mooy innovation internationale bi donc ñu koy appliquer fii Sénégal pour la première fois ci championnat yi di ñëw. Sur le plan technique matériel bi ngeen war a utiliser tout est fin prêt. fédération internationale daf ñu jox benn logiciel bu bees donc daan nañ ko utiliser mais dañ ko daan utiliser bu ñu nee Open de Dakar moo am wala tournoi international moo am mais au niveau national ñu ngi koy soog a testé mais keroog testé nañ ko jàll na alhamdulilah donc mais comme informatique la kenn mënul am assurance à 100% mais balaa samedi dinañu câble suba testé waat suba si yëpp ñu xool ndax dina dox. mu ngoog championnat national bu wàllu judo kon ëllëg lay door ëllëg nag ci wàllu natt bi maanaam peese bi ci la ñuy doore suñ demee nag ba ca samedi ba ci la individuel yi et par équipe yi dimanche la 20 fan ak ñett ci weeru février. jërëjëf. Tour du web ci RFM. Tour du web Omar Mbow. jaa ngeen jëf du yoon te xel mënul nangu ñu bàyyi réewu Mali képp ci crise bu mu nekk. di kaddu roi di mbalax ñu bindee ay bind yu xonk ci xët bu njëkk site groupe Futurs Médias bi di igfm.sn Youssou Ndour yëkkati yile kaddu ci ab benn conférence de presse bu mu amal ci réew Mali moomee nag dem Bamako ngir amal ab concert live aljuma ji ca stade Omnisport Modibo Keïta ki ñu jàpp ne moom la ñu war a faat ci biiru parti APR mooy Mary Teuw Niane loolee nag nekk ci xët bu njëkk leeral.net Dakar Matin ak seneweb.com site yooyu jëlaat l'observateur di xamle ne lépp a ngi tàmbali ci ab benn déclaration bu mu def moom Mary Teuw Niane ngir bëgg a nekk candidat ca mairie bu Saint-Louis jawriñ bi ñu dénkoon njàng bu kawe bi for nañ itam ci weewu béy ne bokk na ci ñi nga xamante ni dañoo dimbali Pape Alé Niang ngir mu mën a bind téereem boobu mu tuddee scandale au cœur de la République dossier du COUD dakkal njëndum woto ci entreprise administrative yi njiitu Pastef di Ousmane Sonko jàppe lu nu mel ay caaxaan ay tappale ak ay naxaate loolee nag nekk ci xët bu njëkk la teranga.sn ak dakarmatin.sn mbirum jëlee étudiant doomu Sénégal yu nekk ca Wuhan maître Amadou Sall ne àndul ci ñu jëli leen kii bokk ci parti démocratique sénégalais Suxali Soppi jàpp ne loolee Macky Sall wax lu am la dëgg la maanaam Sénégal amul moyen ngir def lu nu mel lenn rek kay lay ñaawlu mooy waxin bi kaddu yooyu nag ñu mën a leen jàng ca Dakar Actu xibaar bitim réew ca Nigéria ab benn fièvre hémorragique moo rey téeméeri doomu aadama ca réew ma di xamle la teranga.sn ca BBC Afrique mun nañ ca jàng faatum ki nga xamante ni moom moo inventé copier-coller di Larry Tesler moomee nag amoon juróom-ñaari fukki at ak ñeent tàggat yaram football tàmbali liggéey ca Diamniadio ngir taxawal stade bu bees bi ñu duppee stade olympique jëwriñ bu ñu dénk tàggat yaram di Matar Ba di xamle ne loole nag bu demee ba taxaw du lenn loo xamante ni dinañ ko ñëwee stade de France bi joueuru Sénégal ba woon nekk itam ñaari yoon ballon d'or africain di El Hadj Ousseynou Diouf yëkkati kàddu ne Sénégal war naa mun a amal ab compétition bu mag bi nga xam ne àdduna bi yépp dina ko coow xibaar yooyu nekk ci Wiw Sport leer na léegi combat bëre dóor bi war a dox diggante Papa Sow ak Siteu dina am juróomeelu fan weeru avril bi ñu jublu di xamle igfm.sn tour du web fii la yam di leen jaajëfal. quartier vert tollante gi Youssouf Bodian. leen di nuyu di leen dalal jàmm. toppatoo alam bi ci biir école bi di lu ñuy dundal ci collège bu Boukitingo ci département bu Oussouye région bu Ziguinchor
foofule dañuy jëmbat di toppatoo ay garab waaye tamit aar seen alam jarale ko ci ab brigade verte boo xamante ni sanc nañ ko activité yooyu la ñu koy amal ak seen encadreur bi di Mamadou Lamine Djiba nekk professeur SVT. pour ñu mën a atteindre son objectif mieux vaut nga commencer si tout tànk yi alors tout tànk yi parce que mënoo tey nga dem nit ko am 40 ans 50 ans nga ne ko il faut protéger la nature war nga def nii waroo sandi sachet plastique et tout alors on s'est dit nañu commencer former xale yi nu ñuy ndax ñu am bëgg-bëgg gàncax gi ak nu ñu koy toppatoore alors boobu la ñu formé club bi début bi xale yu bëri comprendre ñu woon mais bu ñu waxtaanee ak ñoom expliquer leen lan mooy njëriñ bi te vraiment xale yëpp pratiquement école bi yëpp ñoom ñu ngi ci association bi. am na benn commission bu ñu naan brigade verte ñoom dañu am seen chef ñoom ñooy wër ci cours école bi récréation pour xool xale bu sànni sachet plastique sa punition mooy nga dem root 10 arrosoirs nga arrosé. c'est pour les dissuader pour ñu bañ a def loolu. waaw garab yi bëri nañu parce que déjà orange yi variété orange yi bëri nañu au total orange yi comme je l'ai dit tout à l'heure ça tourne autour de 80 et quelques. citronniers yi moom pépinières yi sont à 450. élèves yi kon ñooy doxal seen bopp concept éco-école la bébét bi mooy fexe ba sunu màggee ñu mën a saa su ne taxawu seen alam. club éco-école bu Boukitingo ki ko jiite Aminata Diatta Lébuyo. ñu jàngal li ñuy jiwee arbre li ñuy defee greffage yëpp loolu yëpp la ñuy def. yan technique ñu def. technique yaa greffage yaa li ñuy apprendre à faire kii bu nekk fële ne ne permaculture li ñuy jiwee papaye li ñuy defee kii pépinière yëpp noonu la ñuy def. sans dañuy jiw sans mettre d'engrais li ñuy kiyee sans laal engrais bi. ñuy jiwee lépp daal du engrais chimique ñax bi lee ñuy jël ñu jaxase ko ñu def ko ci arbre bi daal bu yàggee ñuy arrosé day dem ba ci yàgg ñax bi day nëb léegi vers yi ñooy ñoo nourrir plante bi yi mu def lu mu war a def. est-ce que yow jàpp nga loolu lu baax la lu tax. loolu lu baax la kay ndax suñu maam yi dañ daan jiw pour ñu mun a dund bu ba léegi nit ñi dañ nekk di rey arbre bi daal léegi boo reyee war nga jiw ndax sa doom bu juddee mu am lu muy war a lekk. lu weesu tàggat xale yi ci aar seen alam éco-école dina tax tamit ñiy jàngale SVT daal di amal ay travaux pratiques mu doon lu inspecteur d'académie bu Ziguinchor di rafetlu bu baax a baax Cheikh Faye Lébuyo. projet bi day permettre xale yooyu suñu jàngee école bi pare ñuy ñëw appliquer ko mun ko apprécier mu gën a dugg ci seen i bopp donc loolu day am jeexital ci xale bi mais ñaareel ba day yar xale bi ci bëgg garab yar xale yi ci mun a jëmbat garab mun ko toppatoo ci anam yëpp pour mu màgg nga jëriñoo ko loolu dafa am solo parce que suñ génnee école bi sax loolu mun nañ ko def seen kër mais ginnaaw loolu day tax xale bi mun a liggéey ak ay nawleem ci un cadre organisationnel bien défini loolu day indi genre discipline genre esprit d'équipe nit mun a liggéey ak ay moromam bàyyi lii saytu lale mais itam ci toujours ci yar bi day tax xale bi mun a toppatoo environnement am parce que xale yi nga xamante ne fekk naa leen fii ñuy toppatoo garab yi ñoom seen yooyu ku bugg a laal garab bii nii da nga joteeg ñoom loolu day am jeexital ci ñoom seen jikko mais itam am nañ brigade d'hygiène bi nga xamante ne dañuy kenn du tilimal day également dañuy tàggat xale bi ci set ak setal la ca topp mooy dimension environnementale bi parce que déchets yi maanaam mbalit bi ñuy jël fii nii ñuy ramasser fii yëpp duñ ko sànni dañ koy jël def ko genre engrais li ñuy wax compost ba pare jëfandikoo ko ci gën a naatal gàncax loolu di dimension bu am solo. kaddu yi ki ko taataan mooy Lamine Ba moom sax moo réalisé numéro quartier vert bi ba ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. bonne santé ñu ànd ceeg Awa Mbaye. excellent jàmm ñu bëri dinañ yor garab ci seeni yoxoo xool ko seetantal ko daal di jibal benn laaj ci seen xel ndax garab générique baax na comme garab original bi ñuy gis docteur Annette Seck Ndiaye ne mooy tontu ci boobee laaj moom moo jiite pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA ba noppi mu ñuy faram-fàcceel dëgg-dëgg médicament générique lan moo ko junj. générique bi kiy njëkk defar. ñoo méngoo ñoo bokk li ñuy faj bu fekkee ne am na effet secondaire ñoo koy bokk ñoo bokk qualité. médicament générique balaa muy am dafay fekk ki nga xam ne moo njëkk a defar garab gi xalaat ko tënk ko jaay ko kooku moo yore li ñuy waree brevet bu yoree brevet bi nag moom mi ci sonnoon balaa brevet bi da mën a nekk ci loxo keneen dina am 5 at wala 10 at
ñu doog a mën a nag defar générique. lu ci bari nag lu tax nit ñi wóoluwuñu li ñu naan médicament générique mooy njëg li ndax dañoo jàpp ne dafa yomb loolu docteur Annette Seck Ndiaye ne yomb taxul mu bon na ñëpp dalal seen xel. garab gi nga xam ne bi ñu njëkk a defar mu ngi jar $20 générique bi $2 lay jar. donc njëg bee gën a suufe ndax li ci fekkoon ki njëkk a defar garab gi fekku ci ki ñëw defar générique bi ndax moom day fekk nit ki defar ba pare mu jël brevet bi ba pare defaraatal boppam générique bi waaw looloo waral nag différence bi mais nag générique ak spécialité bi ak princeps bi ñoo yem. vraiment nañu xam ne garab goo fekk ci structure sanitaire publique yi muy générique rek na nga xam ne garab bu baax la. am na efficacité bu ci kenn jaaxle surtout Sénégal fii boo fi gisee générique bi rek na nga xam ne moo garab bi nga xam ne mooy principe bi ñu njëkk a def rek ñoo bokk qualité. jërëjëf docteur jërëjëf yéen itam ci déglu bi ñu leen di soññati ngeen toppatoo seen wér gi yaram. gi kon niñ ko junjee woon ci bopp xibaar yi mooy soxna Khady Ndiaye Kébé moom nag lu jëm ci wàllu environnement ak société ci unité ci chef unité la ca bus rapide transit suba ñu war a yëkkati waa rond point Liberté 6 ñi ngi doon ñaan nag ñu may leen tuuti ab diir mu ni du mën a sotti bi la yoon waxtaanum seq ak Seydou Nourou Ba. jaajëf Makumba Bey yéen itam jaajëf ci ànd bi déglu rajo Futurs Médias di tam jaajëf bu baax a baax Khady Ndiaye Kébé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Ba. yow yaay chef unité environnementale ak sociale bu projet bi di BRT di bus rapide transit CETUD tey laata ñu dugg ci waxtaan bi ndax mën nga ñoo wax yan bërëb yoo xam ne bus boobu dafay jaar te ña fa ne war fa jóge. donc merci beaucoup bus rapide transit projet la boo xamante ne day am yoonu boppam donc mu ngi déparé préfecture Guédiawaye jaar case bi jaar pont de l'émergence waa ci rond point 6 dem ba rond point RTS Teerijee garage Petersen donc c'est linéaire bi 18 kilomètres la donc fukk ak juróom-ñett kilomètres la donc ñi nga xamante ne ñëpp ñoo nekk nag ci xàll boobu noonu muy ay kër muy ay commerce muy ay station fépp foo xamante ne daal projet bi daf ko laa da nga nekk ci biir entreprise bi ñoom dañu war a jóg. alors nee nga ña fa ne foo jóge fa te sax ña nekk ca rond point Liberté 6 jot ngeen leen a dégg démb ñuy wax seen ñaxtu ne. nawuñu duñ fa jógee waaye foog ñu ndàmpaay leen recaser leen ndax fas ngeen yéen ëllëg di àjjuma jëlee leen foofee. waaw loolu moom décision boo xamante ne autorité administrative bi muy préfet moom jël na décision boobu ñu libéré man du ma ne sax déguerpissement parce que moo déguerpissement neexuma parce que ñooñu dañ leen considérer comme ay personnes affectées par le projet comme ñoo xamante ne dañ leen war a dàmp ci projet bi te loolu noonu ñu ngi ko sukkandiku ci politique opérationnelle banque mondiale bu OP412 moom moo nga xamante ne mooy bailleur principal projet BRT donc ñi ñu jël noonu pour considérer leen maintenant comme ñoo xamante ne dañ leen war a dàmp ñoom bi mu amee recensé nañ leen en 2016 dañ leen recensé bi ñu leen recensé en 2016 ñu ubbi benn période boo xamante ne moo doon période comme réclamation nga xam ne koo xamante ne jàpp nga ne jëluñu la wala dañ la fàtte wala lu ñu la jëlal baaxul nga mën a réclamer comme ça ñu mën ko corriger donc loolu def nañ ko depuis 2016 bi ñu ko defee depuis 2016 ñu commencé nag jàppale leen ci montage dossier yi parce que foofu noonu bëri na ay informel trop pratiquement y a que des informels jàppale leen ci montage dossier yi ñi nga xamante ne dañu amoon problème carte d'identité ñu jàppale leen ñu am carte d'identité parce que jëloon nañ ONG pour mu jàppale leen ñu avant ñuy jàll ci préfet commission de conciliation ba concilier donc bi ñu signé ñu traité dossier yi daal di leen di fay jox leen ay sommation 10 jours sommation yooyu nag boo xoolee bi ñu ko commencé joxeek léegi nii ëpp na 3 mois mais dañ ne woon comme soxlaaguñu foofu noonu donc pour le moment mën nañ leen fa bàyyi boo xoolee sax y avait les opérations de déguerpissement bu état bi di def mais biñ ñëwee ba foofu noonu ñu bëri ñu ngi doon laaj lu tax ba léegi laal ñu rond point 6 parce que am na axe yu bëri yoo xamante ne libéré na déguerpir nañ leen mais ñun dañu waxoon ne nañu may ba ñu pare daal ba xam ne soxla nañ foofu ñu soog leen demandé ñu dugg léegi si kaw jóg boobu tamit am na ay waxtaan yoo xamante ne si njëlbeen def nañ ko balaa ñuy choisir date
préfet def na ko ak délégué yi pour expliquer leen ne dañoo soxla foofu noonu te dañoo bëgg ñoom ñu jóg. mais dafa mel nag am na ñoo xam ne moom dañoo jóg ne faw ñu jox leen seen ndàmpaay waaye dafa mel ne bu ñu rek ngay wax daam ñoo xam ne loolu concerné wu leen maanaam ñi nga xam ne xëy na dañu reconnaître wul ci mbir mi. waaw am na sax li nga wax mooy recasement bi donc ñun recasement amul dañ leen di dàmp gunge leen ñu mën a dem ndax fi ñu occupé moomuñu ko même bu fekkee ñu ngi fay daan seen doole dañoo occupé voie publique loo xam ne ñëpp a ko bokk ñoom foofu lañ dem toog di daan seen doole donc ñun dañ ne nañ leen dàmp ñu mën a dem. donc si lañ leen fay. recasement du am fa mu leer. recasement amul ñun moom prévoir ñu recasement parce que recasement ñoom ki leen war a gérer mooy collectivité territoriales yi ñoom ñoo war a trouver ay moyens def ay aménager ay places wala def ay centres commerciaux nga xam ne nañ mën a nekk foofu di liggéey mais ñun loolu du suñu liggéey lan la woon rek mooy soxla nañ. jàpp nañ ne ñoom éligible nañ parce que bi ñuy recenser ñu ngi fa woon période butoir bi fa la leen fekk wala mën nañ justifier ñu jox leen ndàmpaay léegi nag am na ñenn ñuy laaj ñu indemniser leen mais il faut comprendre aussi que fii dafa am éligibilité mooy ki war a bokk pour nga bokk il faut bi ñuy recenser nga nekkoon ci emprise bi ñu fekk la fa bu fekkee fekkuñu la fa nga def réclamation. boo defee réclamation nga justifier que yaa ngi fa woon mooy am nga papier parce que ñiy occuper voie publique yëpp dañuy fay li ñuy wax OVP mooy taxe d'occupation de la voie publique donc boo wanee ne yow yaa ngi fa woon ñu mun la jël parce que bu dul loolu ku mu neex rek nga jël sa table wala jël sa bâche lal si suuf ne si laa bokk te loolu xaalisu contribuable la donc koo xamante ne nekkoo fa woon bi ñuy tëral règle yëpp yow mënoo ci respecter benn te mënoo justifier que yaa ngi woon foofu ñun mënuñu la fay ndax éligible mu balaa nga naan naam ni olof di wax balaa nga naan naam nga ne fa donc ñooñu mun ñu leen traiter on est vraiment désolé mais mun ñu leen traiter. bien ñu ngi ak Khady Ndiaye Kébé moom mooy chef unité environnement ak social projet BRT ca CETUD alors ndax gannaaw rond-point Liberté 6 ndax am na yeneen gox yoo xam ne lii da leen a concerné maanaam dañ fa war a jóge ndax mun nga ñëw wax bërëb yooyee ñan la ndax ñu mën a préparer wu. ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci corridor bi préfecture Guédiawaye ba Petersen dañu war a jóg ñi nekk ci emprise bi dañu war a jóg donc boo leen xoolee ci temps yi la ci ginnaaw Grand Médine yëkkati woon nañ leen ba toj kër yi donc parce que foofu noonu pôle d'échange lay am projet bi président de la République lancé na ko depuis le 28 octobre 2019 donc ci boobu noonu la commencé ñu nekk di def étude d'exécution yi ñu bëri sax ñu ngi wax ne dafa mel ni yéen démarré wul projet bi démarré wul mais il fallait li ñuy war a comprendre rek mooy dañ doon def étude d'exécution xool déviation yi fan la war a jaar ak yooyu noonu yëpp léegi partie yi nga xamante ne soxla nañ ko moom lañ nekk di libéré nii di ko jël mais fi ñuy démarré nga xamante ne mooy Guédiawaye préfecture ba Dalal Jàmm boo demee foofu pratiquement emprise bi amatul kenn ñëpp dem nañ donc dañuy joxe ay sommation dañ leen fay jox leen sommation wax leen ñu dem donc ñi nga xam ne ñooy des ñoom la ñuy wax ne nañ fa jóge ñun dañuy jàll mais jàppal ne daal ñëpp ñu nekk ci corridor bi war nañ libérer parce que libération emprise yi date butoir bi date bi ñu waroon pare mooy le 31 décembre 2019 période bi li ñuy traité yëpp mooy ñi nga xamante ne parce que ñun ni ñu ëpp ci suñuy pap mooy ñi nga xamante ne projet bi dafa laal seen moomeel ñi ci ëpp ay commerce la ay table ay ñi lal ci suuf di jaay ak ñooñu am nañ ci ñoo xamante ne nekkatuñu ci corridor bi donc dañ leen di seet gisuñu leen ñu ngi xool ay stratégie def ay communiqué ak yooyu pour mën leen gis ñoo leen nekk di traité nii ak ñi nga xamante ne dañoo amoon suuf donc ñoo lañ nekk di traité mais bu dul loolu pratiquement mën naa wax ne ñëpp ñi jàll ñëpp jot nañ seen sommation. ndax mën nañu benn xalaat maanaam boo leen paree Liberté 6 ñan ñooy ay. ñan ñooy ayee mooy li may wax rek Guédiawaye la ñuy commencé di wàcc. waaw mais xam ngeen yéen leer na ma ne instant bi xam ngeen carrément boo leen jógee Liberté 6 ñan ñooy ayee wax ñu ko. bi ñu jógee en tout cas daal travaux yi mu ngi commencé section yi ñuy commencé. pour parce que instant yi boo xoolee Dakar dafa bëri ay projet am na projet Sénélec am na projet KMS 3 am na projet autopont Ageroute moo tax il faut ñu toog xalaat nan la ñuy liggéeyee def ay phase bu ñu defee phase projet yi comme ça du ñu gàllankoor trop mobilité urbaine bu dul loolu kenn du dem kenn du dikk donc pour le moment nii Guédiawaye dañuy commencer mais partie yi ñuy libéré yëpp
entreprise bi il faut mu am fu mu toog teg engin il faut mu toog am fu muy def aussi li ñuy wax ne matériaux yi donc fu mu toll nii loolu la ñu libéré notamment Liberté 6 ak Grand Médine mais ñu ngi démarré préfecture Guédiawaye ba Dalal Jàmm war nañ commencé aussi case bi ba pont de l'émergence donc loolu war nañ ko commencé mooy section yi nga xamante ne daal pratiquement mën nañ wax ne moo gën a yomb liggéey daal parce que dafa am section yoo xamante ne moo gën a contraignante yàgg nañ di ko wax suñu communication yi gën a xat mais fi mu toll nii daal mën nañ wax ne mënoon nañ liggéey ci corridor bi yëpp mais loolu bu ñu ko defee dañuy bloquer mobilité urbaine bi moo tax ñu nekk di def paraphasage ñu ñi nga xamante ne ñëpp tam laal nañ leen fay nañ leen jox leen seen sommation donc mënoon nañ leen wax léegi ñu quitter mais bu ñu quitter aussi te ñun intervenir wuñ foofu amul sens moo tax ñu ne daal dañuy travailler en partenariat avec tout le monde dina am nag ñoo xamante ne moom duñ ci d'accord mais avec tout le monde ñuy waxtaan te chaque fois muy suñu papi muy commerce yi muy station yi muy borom kër yi tout le temps dafa am dialogue permanent ñuy waxtaan ak ñoom dina wax kañ lañu war a jóg ak yooyu noonu mais bu ñu soxlawul wala bu ñu ko laalagul yëkkatiwuñu nit ñi. mais ndàmpaay nu muy demee ci wàllu koppar ñaata la diggante ñaata la ba ñaata la. waaw pour wax diggante ñaata la ba ñaata la moom dina xaw a difficile si man parce que dafay mel ni salaire. parce que nit moomeel dafa sax ci xol donc mënoo koo évaluer loo ko mënti évaluer tamit du peut-être nit ki du ko jaral parce que dina am lu des daal am na sa capital sentimental bi mu fa am ak yooyu noonu yàggaay bi ak yooyu donc mënuma mën a wax bu dee rond-point 6 ni ñu recensé woon te war leen fay montant global bi moom mu ngi tolloon ci 56 millions. 56 millions waaw donc foofu laa mën a wax te. biñ koy def aussi dañ ko teg fu leer parce que comme ni ñu waxee politique opérationnelle la mais ay deniers publics la deniers publics balaa nga koy joxe aussi da ngay xool bu baax teg ko ci lu leer ñu ngi ko basé woon ci recensement bi ANSD defoon ba nga xam te dafa xoon zone bu nekk chiffre d'affaires bi ñaata la ak yooyu noonu loolu lañ jël appliqué leen ko même bu fekkee ne ay informel lañ moom lañ jël appliqué leen ko pour bañ leen gaañ dàmp leen foog naa ne déggoo kenn wax ne liñ ma fay dafa tuuti. mais dañ ne fayuñu ñi wax fayuñu ñu peut-être mooy ñi nga xamante ne éligible mais kenn gisoo kenn ku kaase. li nga joxe takku na. waaw donc je pense que takku na de. maanaam départ bu baaxal la. départ bu baax la waaw. vraiment départ bu baax la. projet bi kañ ci doomu Sénégal di jot maanaam kañ ñuy gis bus bi di taw ñu koy gis nii. donc président de la République dafa ne nañ def travaux yi sur 25 mois. donc naam sax ñun bi ñuy commencé 30 mois la ñu programmé woon mais lors de bi muy lancé travaux yi 25 mois la ñu wax donc normalement daal fii ak 2022 premier semestre 2022 BRT bi war na mën a dox. te ni ñuy liggéeyee aussi mooy section bu ñu pare dañ koy ubbi circulation bi même bu fekkee BRT bi dawagul dinañ ko ubbi circulation fu ñu pare rek dañ koy ubbi enchaîner feneen parce que Dakar lañ nekk milieu urbain la munoo commencé di tëj di xaar ba pare. donc moo tax ñuy liggéey par phase daal bu ñu sañoon daal doo am benn désagrément parce que li ñu yitteel mooy vraiment ñu def projet bi mu am acceptation sociale comme ni ñuy libéré Grand Médine amul coow comme tamit ni ñuy wax Liberté 6 pratiquement ñi nga xam te ñi ngi nekk di wax ñu si bëri c'est pas des éligibles moo tax peut-être ñuy génn mais ñeneen ñëpp déggoo leen donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que dañu bàyyi seen intérêt particulier pour l'intérêt général donc c'est important am na ñoo xam ne ay kër lañu perte te ñu ngi toog di muñ xam nañ ne metti na nu ñu leen mënti dàmp mënuñu setal seen xol dañuy jéem rek encore di leen jéggulu di leen massaw mais projet la boo xam te ne dafa am projet de décret d'utilité publique donc voilà. jërëjëf Khady Ndiaye Kébé. merci beaucoup monsieur Ba.